télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ni ngeen àndee ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaari timis yi la ca gën a fës màggalug Tuuba ak ren gi ak dem beek dikk bi matuwaay yi ngir xeex ñàkku karange gi ci kaw tali bi li waral ay organisation yu jug ngir di yee ak waxtaan ak tukkikat yi ak borom wata yi waa UNAPAS REVAS ak association vulganisateur du Sénégal seen yéen ak bëgg-bëgg ni ñu koy doxalee moo di dépanner nit ñi pante duñ ci fay dara lépp rek ngir mën a seet nu ñuy def ba moytu jafe-jafe yi am ci yoon wi màggaluk ren gi daañu demit fële ca Pàkk Lambaay seetlu ga moo di daanaka ña fay liggéey ñu bari kon xëy nañu dem kenn nekku fa la mu jur nag moo di ab liggéey bu sooxe waaye li ko sabab mooy ñu bari ci ñoom wuy ji nañu ca wooteeb Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul daañu waxtaane wàllu engagement citoyen fii ci réewum Sénégal li indiwaat coow li moo di li nga xamante ne ji kon wala boog balay boobu des na ñëw cib livre boo xamante ne ji kii di Alioune Ndiaye moo ko bind téere bi mi ngi ko tuddee Jolof et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké entre vécu collectif et trajectoire individuelle muy rëdd ak dellusiwaat ci jaar-jaari Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba wàllu engagement politique ak it ni ñu ko delloosiwaatee li ko sabab di kaddu yi nga xam ak doxalin wi nga xamante ne ji Fatoumata Ndiaye borom Fouta Tampi amee na ko am ñuy wax ne lu ñu ko jox a tax mu soppi aw doxalin des na ci teewlu xalaatu Maodo Malick Mbaye naka noonu it bopp professeur Penda Mbow mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ci ay xibaar ngeen taaxee lu ñu faram fàcceel leen ko. nuy leen dellu rafetlu ànd bi ak télévision Futur Média ngir xeex ñàkk karange gi am ci tali bi ma waral ay association ay organisation jug fas ci yéene dugal seen loxo bu baax a baax ñu ràññee ca UNAPAS ràññee ca REVAS ràññee ci association vulganisateur du Sénégal li ñu fas yéene moo di yee bu baax a baax tukkikat yi yee bu baax a baax it borom wata yi ngir ñu seet soppi kon aw doxin ci kaw tali bi ngir wàññi accident yeeg li muy jur ne ay lorange Habib Faye Diafara Ba doon lu am solo ci binduk oto bi waral na borom xam-xam yi ca wàllu woowee yi yàbbi wax njëriñ ga nga xamante nit am na ko tax na itam faaw rek ñu doxalee li ni mel màggal Tuuba doon loo xamante nit ñiy tukki dañ cey bëri waaye itam yoon wu gudd na lool ñoom ñu jëkkati seenik alal ak seenik xam-xam def ko ci biir ngir moytandiku accident yi. pono boo xam ne da nga koy dawal fii nii boo jàppee ne ni nga koy dawalee biir Ndakaaru wala ni nga koy dawalee ci yeneen région ya mun nga ko dawalee ci longo voyage dem ba Touba aussi loolu mun na indi jëy. sécurité aussi daf ci baax te sécurité bi mu ngi commencé ci roue yi quand même. ci affaire amateurs yi dañuy monter ay pneus yoo xam ni parfois dimension yi duñu bokk day am tuuti différence et puis yi ñu war a monter ci kanam ak yi ñu war a monter ci ginnaaw bu ci nekk dafa am nu mu war a mel. donc pneu daal dafa am pneu boo xam ne dañ ko war a monter ci temps bi mooy bu dee mi ngi taw wala am pneu boo xam ñu ngi koy monter ci temps bi bu dee dafa tàng. ñi nga xamante nit ñooy waa REVAS ñoom 2010 ba léegi nii ñu ngay yëngu ci defaraat oto yi di ko dépanner waat ci yoonu Touba gi at mi lu toll ci fukk ak juróom-ñaar ci ay station la ñu teg ngir gën a wàññi accident yi. ñuy def prévention bi pour oto yëpp ñu vérifier leen suñu leen vérifier rek comme tey bii. gis nga lampom bee tàkkul frein bi tam jàppul kon déjà loolu da koy defar même bu dul ci prévention bi am na tam ay mécanicien am nga mécanicien wala am na ay mécanicien nga dem ñu vérifier la sa oto ndax dana tax nga mën a dem ak xel mu dal ñibbisiwaat ak xel mu dal. jëm ca màggal Touba waral na ñay dawal oto yi ña ngay gën di yàkkamte ngir egg ca barab boobu la ca ëllëmëb xel nag bokk na ci ñàkkum kaaraange gi ci kaw tali gi accident yi saa su nekk ñu koy gis waral na itam bakkan ya cay rot di gën di bëri kuréel yi jóg ngir xeex li ni mel ñu nekk ci wetu voyageurs yi ngir ñu bañ di def ay accident. barab bi di Pàkk Lambaay nekk ca marché Sandaga daanaka wëyëng la def jamono ji sabab li moo di ñu bari takk nañu wutali dëkk ba di Touba ngir màggaloog Touba gi la mu jurit moo di comme gi moom ma ngi fay tàmbalee gàllu góose ndax liggéey ba daaw doxul na mu daan doxe reportage Mamadou Fall Mohamed Dieng. Pàkk Lambaay bëri na kon ci ay commerçant yoo xamante ni ay taalibi murit lañu jamono ji fii xel yëpp a ngi ci màggal geek wàccaay gi daanaka lépp organisé nañ ko ba noppi. booloo nañ daal doon benn ñun ñëpp daal kenn ku ci ne boo amee dërëm def boo amee ñaar dërëm def pour ñu koy mën a teeroo ñi nga xam ne ñoo ñuy xaar foofu bu demee
def ko ci addi ci màggal gi daal ñun ñëpp ku ne nga jàpp daal ñu ngi koy waajal normal daal fi mu toll. ñu ngi seen kees yoo xam ne ni ñoom par màggal lañ koy yóbbu ca seen kër parce que kenn ku ne dafa am say wasila fa nga féete ca Touba boo demee nag yooyu boo demee foofa la am sa kees gi ngeen bokk yéen taalibe yooyu fa la jëm nag bu ngeen demee ngeen seet nu ngeen ko ca dollandikoo ak yeneen ya fay xewaat ca foofu. commerçant yi ñoom di firndeel li nga xamante ni moo di secteur informel bëri na ci ñoom ñoo xamante ni jamono ji ñu ko Touba liñ ci nam rek moo di amal màggal ju mucc ayib. bari nañu dem bari na jiitu ji bari na ñoo xam ne yóbbu noonu li nga xam ne ñoo la war a yóbbu am na ñoo xam ne ñoom yàkkamtu dañuy xaar ndax li war dem comme lépp dem na rek ñun heure bu ñu oyofee rek dem waaye fi mu toll ñun pare nañu ko pare. wéet na moom wéet na fi mu ne ñi fi nekk sax xanaa dafa tolloog ñëpp mënuñoo diir demandoo rek waaye moo doon toon loolu bu nekkutoon loolu ñëpp la ñu bokk tëjandoo dem waaye day am ñooñ dañu xaw a teel a dem am ñooñ dañu xaar sax ba ñun suba la ñu dem ñoom it ndax xëy na tolluwaay yi moo ko laaj waaye teewul moom bi ne màggal gi weer bi teru na rek la ñëpp àgg daanaka dem. Pakala Mbaye di faral di wéet ci jamonoy màggal bëri na taalibe yoo xamante ni tey jii bàyyi nañu seen cantine ngir kon feete li nga xamante ni moo di màggal gi mu nekk nag loo xamante ni rek dana xaw a ralentir tuuti commerce ou secteur informel bi. pharmacie nationale d'approvisionnement fas yéene amee moom it taxawaay bu am solo ci màggaluk ren gi taxawu ñii di taalibe yi ci wàllum garab lu jege juróom-benn fukki million boo doon xayma lu ñu génne ci garab dana ko yegg toll na it ci téeméer ak juróom-ñett fukki kit yoo xamante ne ay points de contestation kit de médicaments yu ñu fas yéene samp kon ci dëkk ba ak tig-tigal bi leeral yi bàyyeekoo ci njiital pharmacie régionale d'approvisionnement di docteur Mouhamadan Lo ñu déglu ko ak Babacar Diouf. pour 180 points de prestation yi ak budget de 60 millions lañ am pour doter leen en médicaments loolu nag la ñuy jël répartir ko ci diggante hôpital yi ak centre de santé poste de santé mais ak itam ci points médicaux avancés yooyu nga xam ne comme ni ngeen ko gisee fii dafa am liste de médicaments boo xam ne si dañ leen koy defal leen ko sous forme de kit. li ci bees mooy liñ tuddee PRA mobile màggal parce que gis nañ ne màggal gi day xat. màggal gi day xat structure yi wala point de prestation yi buñ soxlaa médicament bëgg a jóge Touba ba Diourbel aller retour yi day xat moo tax PNA exceptionnellement pour màggal gi dafa teg liñ naan PRA mobile màggal c'est-à-dire ab camion la boo xam ne si camion frigorifique la ñu def ci commodité yëpp pour mu mën a conserver ay médicaments chargé ci médicaments yi nga xam ne si buñ ko soxla en urgence danañ ko mën a joxe sur place à Touba. alhamdulilah amul benn rupture de médicament boo xam ne si mën naa indi gàllankoor ci dispositif bi loolu moom ñu ngi ciy dalal xel yi ab budget nag lañ yor boo xam ne si dañ ko effectuer. des ba léegi ci màggalu Touba gi ak lu ko ñeel kii di Alioune Ndiaye bind na ab téere di livre boo xam ne ni mu ko tuddee mooy Jolof et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké entre vécu collectif et trajectoire individuelle 1883 1902 mu di téere boobu dellusi na ci lu bari ci dund ak jaar-jaari Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul bonne feuille de la rédaction Ibou Diouf moom lay waxtaanee. ab téere buy ñëwaat ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ci biir Jolof. loolu nag bindikat bi fàttewul lu aju ci dëkk yi mel ni Mbàkke Bari ak itam Thiéyène. tey nag ñu ngi ci 18 safar mais xam nga ne buñ ne 18 safar sëñ bi def na nañ ko santale boromam ci dem gi mu doon dem mais dem gi nag li ko waral mooy Jolof bu demuloon Jolof xaj na kon du gaaw a dem waaye bi mu demee Jolof rek ci lañ ko commencé nag di ko tuumaal naan kii kat dafay waajal jihaad. Aliou Ndiaye moo bind bi le téere moom ñëwaat na ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ca Mauritanie. atum 1903 jàpp 1907 avant muy delluwaat Jolof ba atum 1912. lu bari nag dafa xew mais tey chercheurs américains yi français yi ak même ñi nga xam ne ñi ngi yëngatu sax suñu wàllu kàllaama yi wàllu googu duñ ko leeral te lu bari dafa xewee Mbàkke Baari nekk ci biir Jolof am leneen loo xam ne aussi dafa xewee Thiéyène tey ñi nga xam ne xam nañ Jolof fanweeri kilomètre la moo ko séparé ak Yang-Yang te Yang-Yang moo nekkoon capitale bi. téere bii nag ñëwaat ci lu am solo maanaam jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ci biir Jolof moom mi li gis na rek bëriwul ay bindkat yoo xam ne dañ ci amal ab liggéey. kon jaar-jaari sëñ bi ci Jolof dafa am solo damay nekk sama ay nattandoom yoo xam ne dañu gëstu ay chercheurs américains ak yeneen nationalité mais jaar-jaar yooyu bëgg nañu leeral ko trop muy l'étape de Mbacké Bari et l'étape de Thiéyène moo tax ma commencé premier livre bi xam naa deuxième livre bi day wax ci la mise en résidence surveillée. téere bi nag bindikat bi jàpp ne ab essai la loolu may na ko ci liggéeyam bi mu doon amal ca université mu ñëwaat rek ci lu am solo
ci dundinu Cheikh Ahmadou Bamba. livre bi ma bind nii c'est un travail scientifique boo xam ne ay recherche yu ma doon def la Boubacar Bari bi mu defee 20 ans ci États-Unis dellu si ci la ma encadré ma liggéey ko te bi ma koy soutenir tamit am na ay professeurs yoo xam ne ñëpp xam nañ leen ku ci mel ni Mbaye Gueye bokkoon na ci jury bi donc mu am véritablement cette caution scientifique. Le Jolof et Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké entre vécu collectif et trajectoire individuelle mooy téere bi nga xamante ne ci di Aliou Ndiaye moo ko xaatim mu amal ci liggéey bu mucc ayib mu gis na tamit lu am solo la ci jaar-jaaru Cheikh Ahmadou Bamba ak itam taarixu yoonu murit. altine ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru sàttumbar mu di bu ñu màggale ba ci ëllëg sa bés boobee feet la njiitu réew mi Macky Sall moo jël décret def ko. ñaari junni ak juróom-ñetti téeméeri liggéeykat yu doon liggéey ak Wari tënk seen bopp ci collectif tey jii dem nañu ci procureur porter plainte Kabir Mbodj nee nañu da leen yore xaalis yoo xamante ne ji mat na $2 milliards li ñu bëgg moo ñu fay leen ko collectif gi duñ ca yam fas nañu yéene saisir BCEAO fas yéene saisir ministère des finances ngir ñu jox leen seeni koppar ba ñu génnee tribunal Fat Bintou Conté daje nag ñoom reportage. toll nañ ci 2800 prestataires de services yu ñuy daw ci gannaaw Wari pour mu delloo leen li nga xam ne moom moo di seen i $2 milliards te Kabir Mbodj amel leen ko tëj seen i compte bañ leen ko fay ba tax ni tey jii ñu regroupé wu en collectif nag déposé benn plainte ci kanamu procureur de la République bi lii. affaire bi mi ngi porté sur plus de 2800 prestataires Wari yu Sénégal yoo xam ne Wari mi ngi bloqué seen xaalis ci plateforme am ne du leen ko jox te xaalis boobu ñun ñoo ko moom parce que ñun ñoo ko déposé ci ay banques partenaires Wari. wala soit ñun ñoo fay ay clients Wari à partir de retrait malheureusement xaalis boobu l'usufruit de cet argent là mënuñ ko def. ñoom prestataires yooyu nee nañ duñ ca yem ci xeex ba danañ ca boole ñi nga xam ne ñoom ñooy waa BCEAO dem kalaame ji kii di Kabir Mbodj ak ministère des finances ak UEMOA ngir ñu mën a jot ci li nga xam ne moo di seen koppar. am na benn instruction boo xam ne banque centrale moom moo ko def instruction boo xam ne numéro 13/11/2015 relative aux exercices d'activité de transfert d'argent. boo xam ne ci article 10 mi ngi wax naan la commission bancaire de l'UEMOA la BCEAO ak le ministère en charge des finances ñoom dans le cadre de leurs attributions ñoom ñoo yor supervision wu tout ce qui est transfert d'argent. ambassade de France tamit danañ ko interpeller ngir mu jàppale leen ñu mun a jot ci li nga xam ne moom moo di tribunaux français yi di ngir ñu mun a régler jafe-jafe bi nga xam ne moom moo dox seen diggante ak Wari. def mooy boobu tam également mooy saisir l'ambassade de France. pour que ambassade de France ñu xool naka la ñuy def pour mu jéem ñu jàppale ñu saisir les tribunaux français parce que ci article 20 bi des conditions de vente dañ ne en cas de différend c'est les tribunaux français qui sont compétents. prestataires yooyu tamit ña ngay laajte waat li nga xam ne moom moo di ab préjudice bi nga xam ne Wari maa ngi leen ko teg ci seen dodd ñaari at yëpp. Fatoumata Ndiaye njiital Fouta Tampi ak doxalinam yi nga xam ne ñu bari ñi ngi koy ŋàññi tax nag ñuy waxtaane mbirum engagement citoyen fii ci réewum Sénégal lu aju ci la ñu koy waxal moo di dafa am lu ñu ko jox tax mu soppi aw doxin loolee Maodo Malick Mbaye njiital ANAMO doone responsable fare ci languk nguur gi joxe na ci xalaatam professeur Penda Mbaw it joxe na ci xalaatam mu di engagement citoyen ñu ànd ceeg Al Ahsan Ba. ab seetlu la def moom Maodo Malick Mbaye. réew mi rek mooy réew mi nga xamante ni da nga yeewu rek ni lanceur d'alerte la opposant la activiste la membre de la société civile la opposant bu am doole la te loolu li la koy jox rek mooy nga jóg rek xarab pouvoir bi xas président de la république wax ci gouvernement bi li nga xamante ni defuñu fi dara ñu jox la ci loolu nag médias yi dañ ci am responsabilité réseaux sociaux yi xëy na régulation bi ci état bi la dépendre mais dama jàpp ni tey médias yi ñoo war a seet bu nit dee wax ñu xool li olof di wax galayam ak fàllayam maanaam ñu seet kii mooy kan. mu jiite mouvement citoyen Penda Mbow am parcours bi nga xamante ni parcours bu ñëpp ràññee la nee na mësta nangu li nga xamante ni moo di injustice pour moom engagement citoyen am na ñaari mbir yu mu boole muy réflexion ak action. waaye itam engagement. bu ko kenn réccu parce que man lu tax dama ko réccu dama am reconnaissance ci bitim réew soo xoolee li yëpp ay diplômes yu ñu may jox la ak ay sargal yu ñu may sargal parce que ni ma taxawe woon ci sama réew la te man dama am engagement pour man xam-xam di xalaat ak action la. mu nekkoon ku fasoon lool ci ŋàññi attaqué président Macky Sall ginnaaw bi mu doon amal tournéem ca Fouta ni mu soppe ay kàddoom moom Fatoumata Ndiaye doon li nga xamante ni dafa bett ñu bëri ci ay xabaar sax nee nañu jot na ay privilèges ci ñi nga xamante ni ay responsable lañu fare ci nguur gi. dama dégg saaga la maanaam
xeebel gu rëy ak découragement lay indee man jigéen ñi ma xam ñu mat ay junniy jigéen gëm président gëm gouvernement bi gëm yoonu yokkute gëm moon ñu 2012 ba léegi te fi ñu toog lañ fa toog teg ko ci yar teg ko ci teggin. wëlbati bi nag mën na am dañ ko programmer wala moom ci boppam dañ ko manipuler mais c'est dommage parce que li may wax mooy réew dafa soxla ñoo xam ne nii dañuy bañ tey nag boo gisee itam lu ci bëri engagement bi yàqu dañu bëgg alal bëgg teel a tekki bëgg teel a am oto bëgg teel a am kër bëgg teel a am lu nekk. Penda Mbow jàppe engagement citoyen ab disponibilité ngir askanam ab bénévolat nekk ci service yu ñëpp ànd ceeg ngëm-ngëm dëggu waaye itam baax gu yaatu. secteur hydrocarbures Sénégal dana am ab convention collective loolee mu jëm ci transporteur hydrocarbures yi ci jamono joo xamante ne ji nañ bàyyi xel bu baax a baax lu leen cay jariñ conseil exécutif national bu syndicat travailleurs gaz ak pétrole daje nañu ngir tànn seen ab secrétaire général intérim bu boobile syndicat ñu ànd ci ak Aminata Mbare Sow. lu yees la ci wàllu transporteur hydrocarbures fii ci Sénégal lu ko jëlee 1er octobre 2021 ab nouvelle convention collective mooy régir ñëpp ñi yëngatu ci wàllu woowee. désormais ëllëg bu ñuy ñëw ku duggagul secteur bi sax kii waaj a def société de transport dina xam ne lii lay tënku mais mënatoo jël benn chauffeur ci ruq bi ne ko dama lay fay lu la neex ngay doxalee lu la neex loolu amatul loolu c'est fini da ngay mën nga dugg mënoo doo dugg. ay instances financières li nga xam mbiri xaalis la mais couverture sociale leneen ak leneen les zones de non-droit comme on dit. loolu du amati dans le secteur incha allah dina def tout pour que convention boobu ñëpp comme ni ñu koy waxee travailleurs gis seen bopp ci biir. convention collective bu bees lu yees. ci parce que convention boobu boo ko jàngatee daanaka lépp a ngi ci lépp lu nga xam ne secteur pétrole am na ko moo xam indemnité de logement la moo xam retraite bénévole pétrole la moo xam 13e mois moo xam prime de risque lépp daal mën naa wax ne tënk nañ ko ci biir convention boobu te loolu amutoon. am nañ grille salariale am nañ aussi annexe classification léegi kuy liggéey ci secteur boobu di nga xam fan lañ lay dugal. ñu jàpp ni ab xeex bu yàgg la boo xam ni tey jilee am na ci ndam ñoom nee nañu sax xeex bu gulee moo taxoon ñu toog lu yàgg amaluñu congrès bi war a fal syndicat bu bees bi war a jiitu travailleurs du pétrole et du gaz. tey ji instance bi dëggal na loolu waaye it dëggal na ñi nga xam ne ñoo war a saytu ressource syndicat bi ak activité yi ci wàllu trésorerie bi yëpp réglé nañ ko ci réunion bi. ndaje bi nga xam ni moo boole woon conseil exécutif national bu syndicat des travailleurs du pétrole et du gaz bokk na ci li ñu jël ci ay ndogal mooy kii di Sara Konaré mooy remplacé fii ak ñuy amal congrès kii di Abdourahmane Sissoko ñu jàpp ne dafa amee jafe-jafe ci wàllu wér-gu-yaram moo tax mënatul teew. maire bu Ndakaaru woote na tey ji ndajam conseil municipal mooy bu njëkk maire ba di Soham Wardini moo ko woote ci juróom-ñaari ponk yi ñu waroon a waxtaane am na ca lu mat kon ñetti ponk yoo xamante ne ji ak déggoo am na ci seen biir ñu teewlu leerali maire bu Ndakaaru di Soham Wardini ci micro Marcel Farba Maroun. dañu doon wax ci compte administratif bi li ñuy wax compte administratif wax ci benn autorisation spéciale de recettes et de dépenses boo xam ne préfet moo ñu yónnee xaalis boo xam ne ëpp na li ñu prévoiroon donc il faut ñu def benn autorisation spéciale pour dugal ko ci suñu budget ak fonds de dotation yi jot a génn. beneen bi mooy orientation budgétaire xam nga année bi presque jeex na te ñu ngi jublu ci budget 2022 ñu amoon ñetti convention aussi yoo xam ne yooyu sax voté nañ ko ndax ay convention la ak coopération décentralisée ñu am ko ak Paris am ko ak Grand Paris Sud la ville de Courcouronnes et Dakar yooyu ci yëfu tàngat yaram la te comme que ñun 2026 Dakar dana accueillir JO 2026 yooyu ñuy def yëpp ñu ngi ci yoon wi daal di préparer wu. beneen bu mujj bi convention bi mooy bi nga xam ne dañu bëgg a defar kër xale yi nag xam ngeen ne Dakar dafa signé woon benn convention Africité pour am ay dëkk yoo xam ne du am benn xale buy taxawaalu ci mbedd bi kër googu nag bu ñu ko defaree danañu fexe ba yenn xale yi nga xam ne soxla nañ ko ñu yóbbu leen foofu. ni ñu koy defeek ni ñu koy doxaleek fu ñuy jógee xaalis beeg yooyu yëpp ñu ngi ciy liggéey di ci liggéey ak ay partenaires yoo xam ne nangu nañ ñoo accompagner. wàllu tàggat yaram basket afro basket ba ñuy amal ca Cameroun gaynde Sénégal yu jigéen ya fa yegg nañu kon ci demi-finale yi tey jii ba ñuy basket ak Mozambique la ñu leen gagné 74 ci 46 moo leen tax a yegg ci demi-finale yi ñu koy basket àjjuma war ci daje ak waa Nigéria Cheikh Sadibou Diarra.
Sénégal dem na demi-finale yu Afrobasket 2021 yi dafa wulli Mozambique 74-46 ci njiitalu Bintu Jéeme ak Mam Marisi gaynde yi dañuy am avance bu baax téye ko yokk ko ba jongante bi jeex. fii ci Yaoundé dañ fi ñëw ànd ak dal di respecter consigne coach bi déggoo nañ tamit bu baax ci suñu biir ku ci défendre am na kuy ñëw sa wet jàppale la mu doon lu am solo ci équipe. Nigéria bi yor raaya bi la Sénégal di dajeel ci demi-finale bi mu doon choc boo xam ni gaynde yi duñu ci doon favori. On a de l'expérience. équipe bi am na expérience am na physique itam manqué wul dara ci sama gis-gis suba daal suñu diggante ak Nigéria dinañ def lépp lu ñu war dinañ dugg ci jongante bi ànd ak yéene am ndam. Sénégal Nigéria aljuma la bu juróom-ñaari waxtu jotee ci ngoon gaynde yi suñ ci amee ndam motal seen objectif mu doon bokk ci ñetti équipe yi mën ci Afrobasket féminin ren ji. demi-finale Afrobasket féminine Cameroun Sénégal ak Nigéria ñoo koy basket suba lay doon 19h. 20h xibaar na dellusiwaat ci télévision Futurs Médias ci tubaab lay doon ak Soxna Sara Cissé jaa ngeen jëf mbokk yi ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm.